asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ànd ak ñun ci enquête 221 ñu ngi am mbégte di janoowaat ak yéen comme niñ ko baaxoo di ko def ak yéen ci keppaaru koor di ñaan yàlla subhaanahu wa taala lépp lu ñu fi wax ci bi keppaar gi tàmbalee ba léegi yàlla nañ ko fekk ci sunuy misaanul xasanaat yàlla nañ ko fekk ci sunuy balance yu jëf ñun tamit yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne yastamiuuna al qawla fa yattabiuuna ahsana ñooy déglu wax ba pare topp la ci gën a baax. tey jii nii sunu keppaaru koor dañ ko jagleel ay question yoo xamante ne ku ci nekk ci ñun dafa war a tontu li nga xamante ne mooy question yooyu mais nag réponse bi ku nekk moo koy jëlaat delloowaat ko ci boppam tontu li nga xamante ne mooy boppam ku dem déglu ba pare na njegenaayoog li nga xamante ne moom mooy njegenaayam daal di laaj li nga xamante ne mooy boppam question yi ni question yi mooy lan mooy sama taxawaay ginnaaw bi 10 premiers jours yi jàlle weeru koor weeru njëkkalante la su fekkonte ne 30 kilomètres la ñuy daw nañ li nga xamante ne mooy 10 kilomètres ba commencé dugg ci yeneen deuxième dizaine léegi nag ku nekk ci ñun moo war a laaj boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne huwa shahrun awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa axiruhu itqun min annaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana weeru koor weeru ramadan weer la woo xamante ne njaal beenam yërmande laa ñu taxaw nit dafay def dara mu sabab nga am xoluk yërmande goo xamante ne danga koy amal est-ce que yow boo doon laaj sa bopp par rapport ak koor gi bi mu tàmbaleek léegi est-ce que defal nga yàlla subhaanahu wa taala lu tax nga mérito yërmande borom bi subhaanahu wa taala certes yàlla subhaanahu wa taala ku yaa yërmande la yàlla subhaanahu wa taala yërmandeem dafa yaatu ñépp ci xaj mais nag dafa am nit ki faaw mu am ay critères yuy dëggu ci moom pour que mu mën a mérito li nga xamante ne mooy yërmandeeg borom bi subhaanahu wa taala moo tax yàlla mu ne sama yërmande yaana ba ñépp ci mën a dugg waaye nag dama kaa jagleel ñi nga xamante ne ñoo gëm yàlla subhaanahu wa taala doon ragal borom bi subhaanahu wa taala fan nga toll ci 10 premiers jours yi nga xamante ne moo weesu par rapport ak sa koor est-ce que yaa ngi sàmm sa koor est-ce que yaa ngi bàyyi xel li nga xamante ne mooy sa woor sa làmmiñ est-ce que woor na est-ce que toogoo ci biir di jours yu njëkk yi ci jotaay boo xamante ne dañ fay jëwee est-ce que toogoo ci biir 10 jours yu njëkk yi ci jotaay boo xamante ne dañ fay xastewaate dañ fay saagawaate jotaay la boo xamante ne sax yàlla subhaanahu wa taala soril na ko seytaane ba fekkeewu ko ndax yow mbaa doonoo ci nitu seytaane yi nga xamante ne ñooy doxantu ci biir weeru koor bi 10 jours yu njëkk yi est-ce que say dégg-dégg sàmmoon nga ko ba loo xamante ne dafa xaraam say nopp doonu ko déglu toogoo ci jotaay bu ñuy jëwee nga toog fa di déglu li nga xamante ne mooy jëw bi nga noppi parce que yàlla subhaanahu wa taala daf ñu jàngal ci alxuraan ne jullit saa bu fekkee jotaay boo xamante ne du jotaayu dëgg dafay daadi du mooyu sori li nga xamante ne mooy jotaay boobu 10 jours yu njëkk yi est-ce que si sa koor gi ngay woor yaa ngi doon bàyyi xel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan woore gis nga wax nañ ci benn jotaay ci keppaar gi yéene ni mu doonee loo xamante ne lu am solo la gis nga tey jii nii nit ki dafay den koo xamante ne ku yeewu la comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee al muminu kayyisun fatin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne jullit dafay yeewu dafay muus lan mooy yeewu ak muus ci wàllu jaamu yàlla subhaanahu wa taala mooy nga def loo xamante ne nit ñëpp dañ koy def di am mbiru àdduna yow nga def ko di am li nga xamante ne mooy àllaaxira noonu lan la mën a nekkee ñun ñëpp xam nañ ne ku woor li ngay njëkk a xintawoo mooy dogee ak tàndarma kon yow defaraatal sa yéene booy dog que ne damay dogee tàndarma nekkul ngir bëgg tàndarma mais ngir roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nga am tuyaaba di nga am li nga xamante ne mooy li doomu aadama yépp am mooy lekk tàndarma mais sa intention bu nekkee roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beneen tuyaaba lay dolleeku ngir roy gi nga roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si sa koor nit ñi ñu ngi yeewu di xëdd yow sa xëdd da ngay calculer
ñaata heure mooy dox diggante xëdd beeg li nga xamante ne moom mooy nodd bi, ngir royee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanul xëdd comme ni ko ñenn ñi di defee 3 heures du matin wala li nga xamante ne muy 4 heures du matin teel a xëdd lool mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan yéexal li nga xamante ne mooy xëdd bi. lan mooy yéexal xëdd mooy ni ko hadis bi waxee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li daan dox diggante xëddam ak nodd mooy fu nit mën a jàngee 50 versets ci alquran ab environ li nga xamante ne mooy 10 minutes ba 15 minutes. kon yow tamit bu fekkente ne loolu roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la yitteel, comme actuellement ren nga xam ne nodd gi fajar gi mu ngi xar environ li nga xamante ne moom mooy 5h23 yow 5h13 nga daal di arrêté sa xëdd pour royee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, beneen tuyaaba ngay amaat, beneen bonus ngay amaat. loolu laay tuddee est-ce que ci biir 10 jours yu njëkk yi nii yaa ngi doon bàyyi xel li nga xamante ne mooy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci anam ba mu daan wooree. est-ce que yaa ngi naafila wala da ngaa bokk ci ñi nga xamante ne dañoo tayal du ñu naafila? xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne képp ku doxantu ba jàkka ja ànd ak imaamam naafila ba imaam sëlmal, kooku yàlla da koy bindal tuyaaba ku naafila guddi gi yépp. su fekkente ne sa liggéey permettre la ngay naafila ànd ak imaam, kon fexeel saa boo ñibbisee ci biir guddi si nga wéet ak sa boroom subhaanahu wa taala, julli lu la yàlla subhaanahu wa taala jox. xam nga li am solo ci wàlluk naafila moo di ne xoolal yow lan nga àttan nga di ko def. ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne ahabbul a'maali ila llahi adwamuha wa in qalla. jëf yi ñuy jëfal yàlla subhaanahu wa taala li ci yàlla gën a bëgg mooy li nga xamante ne dans constant, li nga xamante ne dafa sax donte ne lu néew la. donte ne dañuy préciser di wax ne moom sunu sang sunu royukaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama bu daan naafila ci koor 11 rakk la daan naafila. est-ce que yaa ngi roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci li nga xamante ne moom mooy wàllu woowu? kon lu mat a bàyyi xel la ci 10 jours yi nga xamante ne moom moo jiitu, nga fexe di roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci anam yooyu. 10 jours yi jiitu est-ce que doon nga ubbi li nga xamante ne mooy alquran? je pense que ne ñi ànd ak ñun ci keppaar gi fàttaliku nañ jour bi ñu jagleeloon jàng alquran, ubbi alquran, toog ci biir jotaayuk alquran di jàng li nga xamante ne mooy alquran. bi koor gi commencé ak léegi ñaata yoon nga toog ñaan borom bi subhaanahu wa taala? su fekkente ne yaa ngi xalaat di calculer ne am nga loo ñaan ak loo ñaanul, xamal ne ba léegi saisir go occasion bi pour ñaan borom bi subhaanahu wa taala ci tënku gu gën a tënku. moo di ne laajal sa bopp, est-ce que man jaamu naa yàlla ci 10 jours yi jiitu yi nii lu tax ma mën a mérito yàlla subhaanahu wa taala yërëm ma? balil insaanu ala nafsihi basira. yàlla nee na nit ku nekk moo gën a xam boppam, ak luñ ko mënti utal ci ay lay moom moo gën a xam boppam keneen ku mu doon. kon tënk wax ci mooy lan? ba léegi dara weesoogul. bu fekkente ne 10 jours yi jiitu yi dafa jàll mu doon li nga xamante ne mooy yërmaane, yàlla subhaanahu wa taala mayaat nañu yeneeni occasion yu ñu dabaatal, mooy ñu ngi duggaat ci li nga xamante ne mooy ñaareelu 10e jour yi, muy tàmbalee ko li nga xamante ne mooy nuit 11 jëm li nga xamante ne mooy nuit 19. nañ ci góorgóorlu parce que boobu état bu lan la? état bu njéggalu borom bi subhaanahu wa taala. fi ñuy jeexalee ñu di ko déey képp ku nekk ci biir keppaar gi pour ñu yokk góorgóorlu. yàlla chaque guddi ci weeru koor am na ay jaamam yoo xam ne da leen di jëlee ci biir safara ne yéen araamal naa leen safara. yàlla nañu ci yàlla boole, te loolu yomb yàlla la. yàlla nañu ko yàlla defal. hada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.